Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo. Tey moom on va réagir sur le clip de Musiba de Dip plagiat. Ou non, bien non. yéen a ma gën a xam. bien tamit ba xam daa inspiré wu si. dafa jël ay quelques trucs wala. waaw mooy yéen ma loolu. gën a naw. Dans les commentaires yi commentaires. on attend let's go. Comme ni nga ko gisee. ay bi 12e seconde bi si la explosion bi jógee. ay bi explosion bi tamit maa ngi dégg ay gars yi di wax ne am na ci benn genre film bi nga ko gisee. boo xoolee tamit affaire boobu tamit c'est un peu bizarre. boo xoolee tamit Dip nee na tamit mooy Musiba naaru la ay gars yi c'est qui est vrai. moo fi man. boo xoolee ci c'est game le bi king mooy numéro 1. boo xoolee ci streaming. Dip mooy seen papa ci ay affaire clip. mooy Dip moo fi nekk. boo gisee ci ay investissement Dip moo fi nekk boo gisee tamit ci communication naam Sénégal sax boo xoolee communication yëpp bokkul sax même gars yi sax des na. ak ci wàllum stream bi quoi. des na mais terewul boo yow est boo demoon laajte daju nga ne ko kan ban rappeur nga bëgg benn rappeur sénégalais benn yooyu rappeur la lay wax mooy Dip. non ndax xam lu tax moom la gars yi commencé xam ci international bi. eh oui moom moo commencé génn ci international bi boo xoolee tamit clip bi tamit dafa génn démb man clip mu génnee moment ça m'a épaté ndax clip bi dafa rafet. non parce effet yi ci que nekk démb si guddi ke 10 millions la mais ëpp na ko solo noonu. non clip bi booy clip ëpp bi na gis ni mel ko xamu tax parce que ndax xamu tax ndax embouteillage boobu rek mu bloqué pour explosion bi ah am na plan bu ñu joué ci terrain basket bi dañuy xool plan boobu noonu am na plan tamit bu mu joué nii defar maanaam trône bi mu toogoon mu jël logo bi dafa foofu noonu te man je veux dire une autre chose aussi rappeur xam nga sénégalais dañoo tàmm bu ñu génnee dara rek ñu ne da koo sàcc mais rappeur am na droit inspiré wu genre man. Non. ma demoon gis clip bu tubaab. non ma non gis genre nu muy si am na droit moi sax j'ai le droit. non loolu dina si inspiré ñëw wu, loolu tu dina vois. si ñëw sax boo xoolee ba xool sax gars yi dañoo war a bàyyi ne ñun tamit gars yi dañuy plagier ñu dem dañuy def ay affaire tamit gars yi ñu sàcc ko mais loolu noonu kenn du ci wax mais il suffit que benn Sénégalais dem jël benn affaire bu ndaw indi ko teg ko ci clipam. Eh oui benn chroniqueur l'avait dit. Weshow et c'est ça. Weshow wax na ko C'est ça. da ngay jël benn affaire bu ndaw def ko rek gars yi commencé da nga sàcc non bàyyi leen loolu. mais c'est bien ngay inspiré wu c'est bien ngay xool yenn image xam nga la moo doon bon intéressant quoi. xam nga la moo doon bon Dip def ko ba pare affaire bi nekk autre chose ñaaw wala affaire bu baaxul wala yooyu noonu mën nañ ni plagiat boobu daf ko raté mais boo xoolee même bu doon daf ko plagiat te loolu dina si ñëw sax dina la woon ay photo dina la woon ni quelques éléments kese na quelques mais man éléments je me kese dis que ne photo yooyu noonu ñun ñu am inspiration la quoi et c'est tout à fait normal ngay inspiré wu genre man pour ma demoon gis benn te ci clip boobu sax clip boobu noonu man léegi nii laay soog a xam ni waa ji am na benn phrase bu mu ci wax olof. voilà rappeur bi nga xamante ne Dip si moom la dem inspiré wu quelques photos kooku mi ngi tudd Bisterim te yéen boo leen nee Bisterim xaritu icon la am na si son bi. man nag looloo ma jaaxaloon ndax man phrase bi mu wax olof bi. dinañ leen may loolu dinañ leen ko dugal après saa waay mu ngi koy naan gaynde yi xam nga pare na mi ngi wax ci gaynde yi mu ngi naan ko jërëjëf yooyu noonu affaire bi xaritu icon la quoi affaire bi c'était bizarre quoi kooku man légendaire la si comprendre mu woon mais boo xoolee ba xool da nga xam ne tamit clip bi c'est lourd quoi te légendaire la tamit ci hip hop américain quoi si wàllum old school ak yooyu noonu même si nouvelle génération bi ah donc j'apprécie beaucoup si diplôme def xam nga dem inspiré wu xam nga jël quelque kii nañ bàyyi plagiat mais nekkul loo xamante ne ay plagiat ak yooyu noonu. non gars yi yow gars yi plagiat de plagiat gars yi ñu koy gaaw surtout tax Dip clip bu ñu def gars yi dinañ indi beneen clip teg ko ci wetam te boo xoolee tamit clip yi du bokkul. te ci clip bi Dip aussi mi ngi wax wàllum stream c'est que Sénégal ñun tamit. non foofu noonu punchline la dóor foofu noonu. waaw mais tamit sénégalais da ngeen war di dem di stream dafa am solo si rappeur bi. da koy may xaalis da koy may tamit maanaam mu mun a génn. je te donne par exemple démb clip son Musiba. ñun fii Europe ñoo ko njëkk a déglu parce que pourquoi parce que daf ko dugal si. plateforme yi te xool boo xoolee ay Spotify ay Deezer yooyu noonu mooy ëpp lu muy may xaalis sax YouTube kii bi rappeur bi ndax boo xoolee YouTube affaire u ego la maanaam YouTube affaire am naa lii vue am naa lii vue mais stream yi compté wul foofu noonu ci YouTube bi stream du compté ci YouTube te stream yi naa leen wax benn secret bu ndaw gis nga 10 euros yi ngay fay par mois parfois ça lay nekk menos sax. parfois lay nekk moins sax waaw c'est moins parfois 10 euros 9 euros yi ngay fay par mois
xaalis boobu noonu yëpp day dem ci rappeur bi donc pour jàppale ko la en fait et c'est tout à fait normal boo gisee rappeur yu gën a mag si monde bi. ay daju yi nii dañuy stream. ay daju yi France. xoolal France te je te donne par exemple Dip def na record démb 1 heure de temps sans kaalaam ñu ne déet waaye mu laal première tendance Sénégal laal 42e tendance. ici en Italie bi ñuy xool te instant bii nii ay 4 heures moo jot fii nii bi ñuy xool 42. 42e la fii nii mi ngi 42e tendance avec plus de 267 cas. xool loolu. loolu imaginer entre semaine prochaine Dip dina arrivé 1 million. wala du arrivé 1 million bi ñu nekk si kaw am na benn partie bu Dip dina cap comme ni góor gi si Dieng. waaw bu naan cap ni góor gi si Dieng xam foofu noonu. bu ko neexee xam ne cap ni góor gi si Dieng ndax xamul tax. léegi dafa yow cap xam ne dëgg. léegi dafa cap. Dip yor na xaalis instant bii. xaalis car macha allah kenn jatu ko mais yor na xaalis. yor na ko. rappeurs yi moo xam ne tamit kii di Ngaaka kii di Dip ay ñoo wan yii nii. maintenant boo ko ñëw sa concert boo laalu ay 1 million ay quelque duñ ñëw. moo tax si son bi am na benn texte mu ngi naan yaa ngi li ngay fay moytul bañ a juum foofu nag mën na nekk double sens mooy loolu bi laa. xam nga loolu pour te dire que c'est important Dip boo ko fayul benn one brick di ñëw sa. waxoon na ko fee ne fay maa man tamit. waaw moom ay ñoom Elzo ñoom ak lu bëri yooyu noonu waxoon na ko ba tamit nee na boo ko fayul tamit du tëgg sa concert. c'est normal loolu nag da koy yàgg a bàkku woon nag. mais boo xoolee fay ma tamit moo ne si. c'est normal c'est normal boo xoolee tamit ci vidéo bi am na benn partie bi muy def placement de produit bi. muy dugal Pepsi bi. boobu tamit c'est important. c'est beneen kaw a ngi normal noonu nga xamul tax dem tamit dama commencé daan clip bu Black M Maître Gims. eh oui ñoom ñu def publicité pour benn boisson bu tudd Planète. Planète gisoo même chose li ko gars yi defee. je te donne président dañoo yóbbu benn plan ci boisson bi. après delluwaat ci rappeur bi. mooy loolu noonu. te loolu tamit am na solo trop parce que boo xoolee tamit nekk ambassadeur Pepsi si Sénégal. loolu dina si ñëw dina si ñëw. dina si ñëw tamit classe tamit. One Lyrical boo xoolee tamit One Lyrical lay waxal foofu noonu ci kaw Messi ak Pepsi bi. am na benn texte bu fama boo xamante ne boobu moom benn phrase la xaw ma benn ñaari phrase yoo xam ne bàcc na fa foofu noonu boobu moom pic pour woon la. boo xoolee tamit ci clip bi am na fi muy wax naan mu ngi ci trône bi. ak ñoom Messi. waaw jël Pepsi am di guux. boo xoolee classe bi moom moo nekkoon président FIFA. wan moo nekkoon Messi. fii président bi ñëw yëngal affaire yi. président yëngal. boo xool tamit da ngeen xamal tamit président FIFA tamit dafa def record. eh oui record bu am boo solo xoolee sax. 2 jours le président FIFA def 500 cas. xoolal loolu incroyable. 28 jours. président FIFA laal non 21 jours le président FIFA laal. 3 semaines. waaw laal 1 million. boo xoolee foofu te gars yi tamit ñu ko doon comparé Ngaaka et tout. donc la Ngaaka 28e jour bi lay soog a laal moom 1 million yi. 2 3. en fait man lu ma remarqué si Dip mooy moom mënul génnee dara te du bokk si record yi. non dafa nekk benn homme boo xam ne maanaam c'est un homme de challenge quoi. te moom il aime les challenges lui. voilà te moom bu investir ba pare lu mu def du la décevoir. non clip yëpp nag. clip yëpp. man c'est rare ma gis clip boo xam ne Dip bokk na ci clip bi ñëw maanaam neexuma wala kii clip bi ba ma neex. waaw par exemple. xam nga ne Sénégal boo tapé woon YouTube première tendance bi Dip moo fa nekk 15 bi. waaw Dip moo Italie fii nii déjà mi ngi si 42e tendance. te boo def naa sax mën a wàcc. après loolu dinañ ko vérifier mën a wàcc. c'est incroyable. boo xoolee tamit ci clip bi tamit na ci son bi sa laay wax. am na fu muy wax naan Dip moo la mëntu gàcce. day mel ni ku Messi di duut c'est la vérité. c'est la triste réalité. boo xoolee moom mooy président FIFA maanaam moom mooy président game bi. moo tey game bi. waaw mooy diriger. moo nekk ci kaw mooy coach bi. mooy diriger. instant bii nii fi mu toll nii game bi li muy def ña ma wax la dara tamit am na ñu bëri dañuy xaar ba Dip génnee son ñoom tam ñu soog a génne. pour xam lu tax clash. wala leneen ñu si bëri buzz la ñëwul ci Dip. te attention xanaa xamoo clashante yooyu noonu léegi rappeurs yi dañ ko jël comme loo xamante ne buñ ko defee rek. dañuy tàkk. te loolu non clash neex na. clash bi mën na clash game la clash bi maanaam mën nañu ko def ci benn manière boo xam ne. du nekk lu violent du nekk loo xam ne indi ay. parce que tamit attention parce que sénégalais tamit loolu lañ tàmm je vous donne par exemple le clash de Dip ak Omzo am na yenn. non am na yenn paroles yoo xam ne jarul nga ko si dugal. non c'est brutal. am na yenn yoo xam ne parce que game la quoi. boo leen di clashante si punchline yi lay xool. mais doo dégg kenn naan lii wala lii loo xamante ne genre
dafay lor quoi. non man xam nga lu tax tamit boo xool tamit am na tamit geste bu rafet bu tamit Dip def ak kii tamit nga ak Amzo quoi ak kii nii ñu koy wax One Lyrical. mooy benn xale boobu ñu bëggoon aider yooyu noonu. loolu tamit geste bu rafet en fait rappeurs yi pour mel comme ay mbër quoi parce que. non booy. am na ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne dañoo bañante. am na ñoo xamante ne dañoo bañante mais je vous donne par exemple One Lyrical xaritu H de Best la. waaw te H dafay kii woon. dafay kii ak Dip pour te dire que ne. affaire yi ay détails yu ndaw la rek mais ñoom ñëpp benn lañ quoi en fait. boo xoolee yow mun nga nekk rappeur boo xamante ne genre dama laa bañ yow yaa ngi nekk sama xaritu beneen xarit kii nekk xarit affaire yi noonu la mel. game bi noonu la mel game bi noonu la mel en fait mais xam nga clash tamit dafa bokk ci game. parce que game clash bu amul ci rap rek. rab bi maanaam waa bu ma neex quoi ndax faa mi am tamit kuy wax tamit am kuy répondre. waaw faa moom tam ko am dem tooñkat lay nekk quoi ku am à chaque bu génnee day tooñ ruubee génn. xam nga ni Dip ba mu génnee LNN dafa tooñ rappeur yi nii. di xamal la di maanaam day toog bàyyi gaa yëpp may gaa yëpp bat ma gaa yëpp di génnee. parce que maa ngi gis am na benn émission maa ngi gis am na benn émission mooy dernière émission bu mu doon présenté Pepsi. Bijou laajte ko Bijou laajte ko mu ne man maa ngi gis lépp bàyyi ba affaire yi génn après ngeen comprendre. non pour te dire que ne moom day gis lépp lay gis gaa yëpp la ñoom ñëpp dañuy suivre seen biir ndax ku nekk tamit bu nekkee rab bi tamit faa nga suivre sa morom. ñuy def te nañ ko wax te dee Dip dafa aay ci bind. moo tax gars yi nañ ko nangul nañ nangul Dip bu leen xoolee à l'heure où on vous parle nii 16h40 mooy jot. fii ici en Italie. fee 15h30 mooy jot. mooy jot fee ne Sénégal. te ba léegi Dip léegi 42e la nekkoon wàcc na 39 Italie ici en Italie. te moo nekk première tendance ba léegi Sénégal. xoolal incroyable. alors les gars on est 600 abonnés sur la chaîne avec 10 vidéos c'est incroyable quoi maanaam tollul nenn quoi. billaay. toll amuñu 600K amuñu ay 1 million. mais on se contente. ñu ngi sant yàlla quoi. ci li ñu am quoi dinañ wax tamit ngeen abonné wu gën di abonné wu gën di partagé te ngeen gën di commenté quoi di like vidéo ndax boo leen di commenté day yokk référencement wu vidéo yi yooyu noonu. te day yokk aussi communauté bi. day gën a yokk communauté bi. gars yi yéen a si mën a jàpp affaire bi baax yéen a si mën a jàpp affaire bi neex. on est là pour vous voilà. waaw yéen tamit yéen fa war a nekk tam pour ñun ndax ñun tamit maanaam dañuy jéem a xool leen neex rek. ñu nekk ci ñun tamit. lenn kese nga ñu mën a jàppale quoi maanaam ngeen di abonné wu ngeen nekk fi pour ñun mu ngi suivre tamit suñu Instagram tamit @cousin-tv pour info yëpp pour maanaam vidéo ñu war a def ak ngeen moo tamit di participer tamit ci vidéo yi yéen ñëpp leen soxla quoi yéen ñëpp seen xalaat soxla nañ proposé xam nga su kenn amee idée pourquoi pas xam nga bind bu ko defee ñun dinañ mën a xam sax ñun chaque semaine lu ñuy def ba pare tamit loolu lañ gis ci vidéo yi tamit neexu leen espace commentaire tamit loolu la quoi mën ngeen wax ni lii neexuma changé leen lii defee leen lii nii wala defee leen lii nii ndax ñun moom on est là pour vous tamit nañu wax dëgg lépp loo leen wax tamit di nga koy prendre en conscience quoi maanaam nekk ñu da ngeen wax dara ñu si mer wala yooyu noonu. oui ndax bu ñu demee ba yegg si fii nii gëm ko rek c'est grâce à vous. bu demee tamit ba nekk YouTube bi ndax YouTube tamit booy c'est autre chose maanaam am na lu nekk mais tamit ñun dañuy gëm rek. nekk ci nekk kon les gars on vous dit à la semaine prochaine. Et merci beaucoup. Dimanche à 12h sur notre chaîne YouTube comme d'habitude à Rochelle. Bang bang bang.